média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk ci gën a fës. gendarmerie bu Koungheul song nañu ko nag yàqate ko ba mu yàqu yaxeet gannaaw jàmmarloo gu tar bu doxoon ci diggante gendarme ya ak ña nga xamante ni ñoom ñooy chauffeuru taxi ya ñaar jëlee nañ ci ay gaañu gaañu ci ñaari wet yépp la. ñoom nag chauffeuru taxi soosé daal di baare rek li nga xamante ni moom mooy route nationale ba. ñoom nag la ñu lànk rek mooy campagne bi nga xamante ni kilifay gox ba door na ko mu jëm nag ci ay assurance ak i carte de grise ngir ñooñee di taximaan yi ñu ne nag duñu ko dégg tey duñu ko dégg ëllëg. beneen ponk ci biir xibaar yi étudiants yu université Assane Seck bu Ziguinchor ñoom nag xëy nañu door rek grève bu amul àpp li ko waral nag moo di ne daal seeni ñooñ nag la ñu bëgg rek ñu daal di leen di bàyyi na mu gën a gaawee ndax démb gis nañu ne jàmmaarloo gi doxoon seen diggante ak takk der ya am na ñu ca jota rek teg loxo bu ñu sukkandikoo sax ci xibaar mooy ñooñu nga xamante ne nag dañu leen tegoon loxo kon dana ca am ñoo xamante ne daañu janoo ak procureur dinañ wax itam ci wàlluk alam gi ak li nga xamante ni mooy soqeekoo ci géej gi moo xam jën yeeg yu ni mel loole nag mu mel ni dañu koo fàtte fii ci Sénégal jamono ji pétrole ak gaz képp la ñuy wax ki nga xamante ni moom moo jiite commission environnement ca conseil économique social et environnemental ne faaw nag ñu soppi doxalin bëccëg bi ñu jagleel ñu jëlee ay gaañu ci guerre nag ñu di ko màggal fii ci Sénégal tax na rek ñu def ab doxantu seeti nag ku ñu naan Yeli Ndiaye moomee nag jàppale ni ab sous-officier du génie la mi ngi nekkoon nag koo xamante ne ku haut gradé la sax ñu ne ci atum 1998 du fàtte mukk nag guerre ba woon ca Casamance moom nag la muy sàkku tey rek mooy ñu gën leen a gestu ndax ñu ngi dund ay jafe-jafe Maymuna Ndiaye moo ñu daal di defal nataalam mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu yaatal xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu doore ko rek ak ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel yi muy nag gendarmerie bu Koungheul nag ñu daal di koy yàq ba mu yàqu yaxeet ni ngeen ko gisee noonu ci nataal yooyu nga xamante ne nag ay image amateur la gannaaw nag jàmmarloo bu tar boo xamante ne rek doxoon na ci diggante nag ñooñee di dawalkatu taxi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy gendarme yo foofe ñoom nag taximan ya di chauffeur sa ñoom nag la ñuy bañ rek mooy campagne bi nga xamante ne nag door na te kilifay gox ba jël ko nag ci matuwaay bokk na rek ci ay carte de grise yoo xamante ne nag carte grise ak i assurance nag yoo xamante ne ñoom ñooñee nag di chauffeur sa ku nekk nag war nga kaa yor loolu nag metti leen daal indi ñàkk déggoo seen diggante ak gendarmerie moo waral nag ñu daal di song kon gendarmerie boobee nag am na ca ñaar ñu ca jëlee ay gaañu ci ñaari wet yépp la waaye tamit jàpp leen ni foofee kon ca Koungheul fi mu ne ni nag door nañu tamit ab yër maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy defkatu ñaawteef yooyu nañu jàpp ni borom tenue yu bu la yooyu nag ñu ngi leen di wër képp ku ñu ca teg loxo kon dana am neneen nu mu demee ñu daal di nag addu ci leneen muy nag fële ca université bu Ziguinchor nekk ca diwaanu Ziguinchor ni ma ko waxee rek may jéggal université bu Assane Seck ña nga xamante ni ñoom ñooy étudiants yi kon daal dinañu rek door na ab grève boo xamante ne nee ñu amul ab loolee nag li ko waral bokk na rek ñu bàyyi ci seen i ñooñ maanaam ñi nga xamante ne am na ñoo xamante ne jàppoon nañu leen démb ci jàmmarloo bi doxoon seen diggante ak takk der ya seen lim daanaka toll ci fukki ñu ne am na sax ñoo xamante ne faaw nag ñu janoo ak procureur ñoom étudiants yooyu nag ne du ñu dellu gannaaw benn yoon fileeg seeni bourse sax joxuñu leen ko waaye tamit bàyyi ñooñee ñu teg loxo ñu teewlu ki nga xamante ni moom moo wax ci seen tur Abdou Fall wuyoo. actuellement am na ñu fa jëlee gaañu parce que 14 personnes yoo xamante ne gaañ nañ leen am na 4 personnes yoo xamante ne balle blanche lañ leen dóor ba 21h ba 22h ñu ngi woon hôpital am na ñoo xamante ne tey dañ leen jàpp 10 personnes yooyu nag jusqu'à présent ñu ngi commissariat bi may wax ak yow nii te leen nag ñun li ñuy exiger mooy lan camarades yooyu noonu c'est inadmissible que ñu continuer nekk foofu dañ leen di bàyyi immédiatement soit on va passer encore à la vitesse supérieure illimité bi doyul de buñ leen bàyyiwul tey 24 heures lañ leen may buñ leen bàyyiwul danañ gisaat leneen lu gën a métti illimité du arrêté combat bi ça continue en fait du benn laps de temps c'est pour l'éternité parce que état bi moo ko signé woon ak ñun 5 de chaque mois la waxoon tey ñu ngi woo combien jusqu'à présent mënuñoo fay nañ respecté engagement yu ñu jëloon ak étudiants yi bu ñu bëggee ñu respecté leen parce que lii gënalul kenn. Boubacar Diassi moo tatan ay kàddoom plateforme aar li ñu bëgg nag aar li ñu bokk sax laay wax def nañu rek taxaw seetlu gannaaw nag manifester bi nga xamante ni démb doon nañu ko amal ba ñenn ca ñoom ñu mujjoon leen a jàpp rek ndax manifester ba préfet bu Ndakaaru nag da ko nanguwul tey nag la ñu wax ñoom waa plateforme boobee mooy nag gis nañu daal ab mobilisation waaye tamit gis nañu ni nguur gi daal tooñ na leen ndax ñu bari ñoo xamante ne nii ña nga doon manifester mujj nañ leen rek jagaree
ñoom nag la ñuy wéy di sàkku rek mooy ñu indi leeral ci contrat pétrole bi gaz bi fii ci Sénégal ñu teewlu docteur Babacar Diop ci micro Alhassane Ba. war nañ ci gërëm ndaw ñi nga xamante ni démb génn nañ ndax ndaw ñooñu sauvé nañ Sénégal ndax jéeye ju toll nii bu amoon ci réew mi ndaw yi génnuñu manifester doon na nekk gàcce gu rëy goo xamante ni dinañ ko am ci kanamu àdduna am ko aussi ci suñuy kanam yu sët suba bu ñu ñëwee ba lu toll nii ba mu amee kenn génnul manifester waaye jamono bi nga xam ni ndaw ñi ñoom ñi ngi siggil Sénégal ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor nguur gi au lieu ñu leeral dañu jël police ak gendarmerie dal ci askan wi loolu laa ni dañu ñu tooñ ñaari yoon agressé ñu ñaari yoon maanaam ñu toxal sàcc alalu réew mi luubal ko ñu wax leen nañ ko leeraluñu ko waaye ñu jël doole ji nga xam ne ñun dañ leen ko dénk ñu agressé askan wi agressé ñu ñaari yoon waaye loolu mënuñoo tayyelloo tey la ñu gën a déterminé wu gën a engagé wu continuer xeex bi te ñu jàpp ni xeex bi yàgg-yàgg askan wi da koy gañe ba ñi luubal alal sàcc alalu Sénégal tôt ou tard ñu nanguwaat alal jooju fexe ba ñu goqi alal jooju delluwaat ci askan wi delluwaat ci ñi nga xamante ni ñooy néew gi doole kon combat bi day tàmbali rek ci semaine bu ne rek dinañu dàbbali ndaxte dinañu yaatal xeex bi yokku xeex bi donc ci biir Dakar ak ci biir réew mi ak ñi nga xamante ni ñoo nekk au niveau international mooy sénégalais yi nekk ci diaspora bi. waxoon naa ko ci ndoxteelu xibaar yi naam sax jaadu na ñuy wax nag ci koppar yi nga xamante ni war na tukkee nag ci pétrole bi fii ci Sénégal waaye léeg-léeg nag dañuy fàtte mbirum alam bi ak li nga xamante ne nii moom mooy soqeeku ci géej gi moo xam jën yeeg yamu àndal ki ni gisee nag Woré Gana Seck la ñu koy wax moom moo jiite commission bi nga xamante ne ma nga faree ca conseil économique social et environnemental nekkit njiital Greenpeace fii ci Sénégal mi ngi ko wax rek ci bëccëg bi nga xamante ni jagleeloon nañ ko wàllug alam gi Cheikh Anta Diop Sey Latira ci kanamu mbooloo mu takku di ay góor ki jigéen kii di Woré Gana Seck nekk présidente commission environnementale ci conseil économique et social directrice Green Sénégal door nag waxtaanam lu jëm ci wàllu kéew gi ak pétrole bi nga xamante ne feeñ na suñuy waax ak koom-koom bi nga xamante ne moom la mën a indil réew mi. bu dee affaire pétrole tey ñu ngi wax pétrole bi mais président de la république moo ñu jëkk a wax gëstu leen si pétrole bi ñu bindee rapport si pétrole bi. ñu ne pétrole bi baax na koom-koom bu bees la mais pétrole bi bu xaalis bi ñëwee nan lañ koy diviser ñëpp am ci xale yi mën ci liggéey jigéen ñi mën ci am ndam mën ci am ndox mën a liggéey mën a am ay école mën a am leneen. Woré Gana Seck gis ne daanaka géej gi war nañ koo yaxanal ndaxte li muy génn ci jëndee bari na waaye nag buñ ci jëlalee ay pexe buñ sàgganul dinañ dem ba nappkat yi dootuñu gisatiwu jën. mais dañu ne pétrole bi même bu fekkee day jur xaalis. pollution bi lay indi te war nañu seet ay matukaay yoo xamante ne pollution pétrole du yàq suñu géej du yàq suñu jën du yàq suñu dëkkuwaay du yàq gàncax bi si biir géej te du yàq suñu tefes te conseil économique loolu la wax. ñun conseil économique dañuy bind ay avis gëstu ne lii baaxul lii baax na lii la ñu war a def lii lañ ko yokkal. lu toll ci fanweeri mbootaayu jigéen ak juróom-benn ak i ndaw dikkoon nañ fii ci diwaanu Thiès ci bés bi ñu jagle leen nag journée de l'environnement jël nañ lu toll ci fukki millions ak juróom-benn séddale ko kuréel yi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu lu jëm ci wàllu seetal dëkk bi ay projet yu jëm ci wàllu aar kéew gi. ñu wax rek ci kàllaamay réew mi kàllaama yooyu nag gis nañu ni booy xool daanaka rek danoo néew doole mbaa sax ñuy bëgg a naax saay ndax bu ñu xoolee ci daaray kaw yi booy xool joxuñu ko gëdd lool waaye nag bu ñu ko jaaralee ci xarale yi doon na loo xamante ne lu baax lay doon ñu ne sax dafa ñàkk ay jumtukaay ci wàllu ko xarale yi ngir nag askan wi gën a xamee rek ci kàllaama yi nga xamante ne moom la ñuy làkk ci biir réew mi naka noonu it li gën mooy ñu fexe rek ba dugal ko ci biir njàng mi fële ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru am na ab kuréel goo xamante ni ci loolee nag lay yëngu di ci gëstu dañu ci ànd ak Maguette Soirée Diallo Mardia. ay at a ngi nii léegi média numérique yi di occupé ab place bu am solo ci lu jëm ci fësal xibaar waaye nag dugal yenn kàllaama yi ci réseaux sociaux yi nekkul lu yomb fii ci Sénégal. mën nañu wax ne seen place daal xaw na tuuti lool ci ère numérique bi ndax boo seetee documents yi sa boppam dafa ñàkk
suñu langue nationale yi dafa amagul ay documents yi mot sëkk yi xamante ne yii dañu koy jël dugal ko ci internet bi ba sax ñu dugal ko ci ay système communication téléphone lu ko may yow nga mën a jël sa ay message vocal ci wolof wala yooyu la ñu dugal ko ci système comme ni ñu amee français bi ak yeneen langue comme swahili suñu langue yi mën nañu ko dugal ci numérique bi ndax nit ñi mën nañu ko jëfandikoo ci internet bi. seetlu bi nekk benn ci biir njàng mi itam même su fekkee ni sax ni lu toll ci juróom-benni kàllaama bu Sénégal dal dinañ koy dugal ci programme scolaire bi. langue nationale dañuy gunge français bi maanaam dañ koy gunge nekkul que ni da ngay dindi français bi déedéet français bi à côté du français da nga fay jël nga teg ci langue nationale yi pour ñu mën a permettre comme ni ma ko waxee sànq nit ki ngay jàngal ci làkk bi nga xamante ne nii maîtriser wu ko du làkkam kooku yaram bi ngay waxal mais ki ngay waxal ki ngay jàngal ci làkk bi nga xamante ni moom la nàmp kooku xol ba ngay waxal. waaw du nekk lu yomb trop. waaye nag lépp loo gis nan ko jëfe joo gis nañ ko waxtaanee moo jiitu yaakaar naa bu ñu ko waxtaanee daañu trouver solution daañu gis ay yoon yoo xamante ni nii danañu mën a. cercle linguistique et sciences du langage bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar moom day xeex rek ngir ñu dooleel kàllaama yi ñuy làkk fi ci Sénégal ci biir l'école yi membre bu CERLIS la ñoom jàpp nañ ni dugal yooyu le kàllaama ci daara yi day tax ñi di jàng gën a am xam-xam. ñu àddu ci beneenub kuréel gi nag dafay sëgg ci lépp loo xamante ni jëm na ci yornu suuf si fare nag ci Afrique sowu-jant maanaam réew yi nga xamante ni ñoom ñooy bokk di làkk nasaraan ci Afrique sowu-jant ñu ne nag jafe-jafe yi ci wàllu suuf mi ngi lëmbee ci Afrique sowu-jant loolee faaw ñu jël ci ay matuwaay loolu nag moo waral rek ñu daal di kon boole ñi seen xam-xam màcc féete nag ci daara yu kawe yi ñu tàggat leen bu baax a baax ci mbir moomee ndax liñ ci jublu rek mooy xeex loolu bu baax professeur Ibrahima Diallo moom mooy coordonnateur bu centre d'excellence sur la gouvernance foncière ñu teewlu ko ak Alhassane Ba. duñu ni tey Afrique dafa bare problème foncier te yaakaar naa ni problème fu mu am développement mënu fa am moo tax Union africaine propose ay outils ba pare jox nu mandat ñun en tant que NELGA buy regrouper université francophone yépp nu wax nu nanu tàggat xale yi donc les jeunes à l'université mais aussi ak cadres yi nekk ci administration pour ñoom nu xam politique foncière lu tax ak nun koy defee pour que yoon yi nu tëral méngoo effectivement ak ñun lu ñuy dund may wax ni loolu lu am solo la noo ngi koy def Sénégal di ko def ci pays yëpp ak université yi ma joxe exemple Sénégal ni tey 15 millions la waaye 2050 35 millions lay doon 35 millions yooyu 2050 ni ñuy dundee ci superficie bi nga xam ni moom mënul màgg parce que ñëpp xam na ni 192 à peu près kilomètres carrés la am na ay question de salinisation suuf bi nga xam ne kenn mënu ci bay am na ay forêt yooyu kenn mënu ci bay il faut que nu am environnement ba pare am na ay question d'accaparement ñuy ñëw effectivement di jël suuf si ñu ni donc ay privé ñu ni donc bu nu jógul tracé voie bu nu mën a jaar donc Sénégal mën na am problème ëllëg. bëccëg bi nga xamante ni moom la ñu jagleel rek ñi ñuy woowee les blessés de guerre bu ñu ko déggee nag muy ñi jëlee ay gaañu ci jamonoy guerre nag ñu daal di amal rek ay activités yu am solo bokk na nag ci levée des couleurs yëkkati drapeau yi naka noonu it wàllug football ba ci rek ay soirées yoo xamante ni ñi ngi koy amal doomi France nag yi nga xamante ni fii la ñu nekk te nekk ci l'armée bi boole kook ñi fare ci l'armée bi fii ci Sénégal ba ci blessés de guerre yooyu ña nga amaloon ab ndaje fële ci base militaire bu Ouakam ngir rek bis bi ñu teewlu ki nga xamante ni moom mooy général brigade Cheikh Wade moom nag fàttali moom moo nekkit chef état-major bu armée de terre ci micro Maymouna Ndiaye. diggante France ak Sénégal ci côté armée relation yàgg na depuis ci guerre yi première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ak yeneen guerre yi am Algérie Indochine partout ñoo mus a nekk donc tey li ñu fi boole mooy sargal njukkal suñu blessé yi maanaam ñi gaañu ci xeex yi. war nañ leen ko defal parce que joxe nañu seen yaram seen doole seen deret pour jàmm am ci réew mi bu dee ci côté Sénégal ak ci àdduna bi yëpp donc muy ci côté tubaab yi muy ci suñu côté donc laaj nañu sargal leen li ci topp tamit mooy ñu daje nii foo ree dekkal cosaan yëgal couleur yi bokk añandoo ba ngoon gi aussi ñu bokk ci benn soirée boo xam ne xaalis bu fa jóge yëpp dañ koy delloo ci blessé yi.
ci blessé de guerre yooyu la ñuy des ak nataalu kii di Yeli Ndiaye nag fekk baax fii ci Sénégal moom nga xamante ne nag sous-officier la mi ngi fàttaliku bu baax a baax guerre ba woon ca Casamance ci atub 1998 nee na nag du ko fàtte benn yoon boobeep guerre delsi na nag ci jaar-jaaram ndax moom nga xamante ni tamit bu leen fàtte ni haut gradé la woon muy wax nag jafe-jafe yu tar mi ngi koy dund tey jii ñu bëgg nag kilifa yi gestu ñoom li nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel bokk na ci sax ci seen pension à la retraite yi yooyu yëpp nag ñu war cee taxaw Maymuna Njaay Modou Diop ñoo ko seeti woon. bi muy bàyyi ko Ndakaaru dem ci événement yu Madina Mankaaj ci atum 1997 soldat bi li mu bëggoon mooy sargal réewam siggil ko fépp fu mu mënta nekk loolu moo ko yëkkati woon wante ñu teg ci ay weer képp li ko dal ko. bi ma demee bay nettoyer pour séparer éléments yeeg si laa tiré si benn kees ndeket kees bi dafa coincé ba mu coincé nag ma amoon benn couvercle mine alors si la explosé. ba mu explosé finalement mu tànk bi jambe bi lakk am brûlure boo xam ne sonnal ma lool gars yi évacué ma sur Dakar ñu essayé de récupérer mais malheureusement. si lañ ma yóbbu centre d'appareillage bu Fann CNAO donc finalement appareillé ma. novembre atum 1998 sous-officier bi ñu duppee Génie fekkoon na ko mu am fukki at ak juróom-ñaar ci service am ci booba. lépp soppeeku. ni ma démarré woon sama carrière militaire amoon yaakaar lool alors mais yàlla lu ma ko tudd. te sama yaay mbir mi marqué na ko sama jabar nag donc toujours mu ngi def loo xam ne day gën a rehausser sama moral vraiment yaayam tamit ñoom mbokk yi nekk extérieur jàppale ko di ko gën a encouragé sonn ma benn yoon ndax moom maa ngi ko gërëm di ko sant di ko ñaanal ndax nit la koo xam ne taxawu na ma. at yi di dem nguur gi di leen gëstu naam. wante am lu des. bu yàggul pension mixte yi gis nañ taxaw nañu les MRS mooy métier pour raison de santé jàmbaar lañ ñu ngi góorgóorlu ñu ngi def mais dara du doy xam nga milieu social dafa metti charge yi dafa metti nit ñu yaakaare la. Yeli Ndiaye bëggoon ñuy wax ci carrière lu ëpp ñaar fukki at gannaaw la xawoon ca Casamance moom fi mu toll nii ba léegi mu ngi buuxante ci biir famiyam tey ji di bis bi nga xam ni moom lañ leen jagleel mu am kàddu yoo xam ni bëgg na koo yeggee kilifay réew mi. ñuy ñaan nguur gi si programme mii nga xam ne moom tëral nañ ko mu jëm ci wàllu habitat social mu taxaw ñu ba ku ci nekk parmi les grands mutilés de guerre ñu am kër. beneenub nataal Maymuna Njaay bi yoon nag ca Alicante la nekk ca bëj Saalumu Espagne fa ñu naan nag Torrevieja bu nu ko déggee nag province la boo xamante ne bokk na ci province yi gën a am doole ci wàllu tourisme foofee ca Espagne Ousmane Fall lay wuyoo moom moomu nag fekk baax fii ci Sénégal demoon foofu rek ngir daani dooleem def na fa nag fukki at ak ñett ba njaboot sax fekk ko fa ma ngay def kéemtalaay kàttanam di jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllu caada moo xam ci wàllu kom naka noonu mu ne waaye tey li muy gën a xeex rek mooy fexe ba ay doomam nag duñu fàtte seenub cosaan Maam Fatou Ndoye Hamza Diallo. Ousmane Fall dëkk bi ñu nekk mi ngi tudd Torrevieja te maa ngi fi am 12 à 13 ans. Modou Bile gannaaw bu mu demee Tenerife ñëw installé wu fii ci Alicante ci sud-ouestu Espagne Alicante nekk site boo xam ne touristes yi bëgg nañ ko lool waaye nag crise bi jaar na fi. comme ni ko Modou di waxee terme la quoi chaque année day gën a wàcc ñi fi nekkoon à l'époque da nga doon gis da ngay dégg yenn somme yoo xam ne da lay sax ci te naan doon nga ko fi été mais yow loolu ngay dem ba mocc bi sax boo ko fi amee da nga naan sama été neex na nga xam ne affaire mi ngi wàññeeku. Ousmane gis ni que cohabitation bi ak homme de loi yi jafe na fii ci Alicante ak fépp ci Espagne li ko waral nag mën nañ ko comprendre ndax marchand ambulant yi nekkuñu ci yoon. c'est bien vrai que dañuy jaay li ñuy wax false bi dañ koy jaay place bu ñuy teree il faut que policiers yi sonal ñu. Europe nga xam ne ñoom xamuñu loolu ñu ñoo ko fi imposer il faut que ñu sonal ñu. élection législative yu mujj fii ci Espagne ab sénégalais Luc André Diouf ñu fal ko député muy loo xam ne nag signal bu fort la pour immigré yi ak seeni doom. mais loolu genre soññe la ci ñun rek parce que encouragement la quoi parce que c'est bien beau ngay ñëw di jaay après ngay liggéey majeure partie ñu fi ñëw dañ fi ñëw sans papier après ngam kayit di liggéey
booy jàngee dem ba am yenn ambition yi ba dugg ci politique yi ba am député encouragement la pour maanaam képp ku bëgg lu baax. xale yi juddoo fii Espagne war a toog fii màgg fi waaye bañ a fàtte seen i aada ak seen i cosaan. lu métti la parce que déjà culture duñ benn tubaab yi ni ñuy éduquer seen doom ak ñun ni ñuy éduquer suñu doom duñ benn par exemple yow da nga fi am sa doom mu juddoo fii mais da nga bëgg mu xam aada ak cosaan dina métti trop nag. parce que ku mel ni man par exemple samay doom même kër ga du ma bëgg ñuy wax espagnol olof laa leen di wax moom ngeen may tontu. sama kër xale yi loxo la ñuy lekkee parce que dama bëgg ñu xam ni ay sénégalais lañu. bon fii la ñu juddoo mais man seen baay fa laa juddoo seen yaay fa la juddoo et tout te bëgguma ñu vraiment ñu déraciner quoi. mu mel ni nag comme immigré yëpp Ousmane war na relever ay défis yu bëri moom mi nga xam ne mi ngi ci ñaari diggante. fii ak doom ñi waaye du mës a fàtte ñi nekk ci ginnaawam. tàggat yaram Tanzanie Kenya Algérie équipe yooyu ci groupe C bi ñu fas yéene rek kon seq ak Sénégal ci groupe boobee sax ñoo ko bokk la ñu wax ñu ne nag mënta yomb ay adversaires yu Sénégal seenub entraîneur sunu gaynde di Aliou Cissé yëkkati na nag ay kaddu nee na nag ca njëlbeen ba ñu defee rek tirage au sort ba ca la daal di sëgg ci yooyu équipe xool li nga xamante ni mooy seen i atu maanaam li nga xamante ne ni foofee la ñu mënee Aliou Cissé ñu teewlu ko ak cellule de communication bu fédération sénégalaise bu football. Depuis le mois de mars, on sait quelle est cette équipe tanzanienne qu'il ne faut pas sous-estimer. mois de mars ba léegi ñu ngi sayto équipe bu Tanzanie di équipe boo xam ne ni lu ci ëpp 4-4-2 lay faral di football ak bloc bu baax maanaam daal du ñuy bàyyi espace équipe la boo xam ne dafay faral di fàtt bépp espace ci biir terrain boole ci am ci kanam benn attaquant bu am solo bu mën trop liggéeyam ñu koy woowee Samata football fële ca Belgique. Tanzanie di équipe boo xam ne daal foofu ñu bàyyi ko xel comme Kenya tamit nekk équipe boo xam ne ñi ngi ko doon dégg ci ay jamono waaye dafa dellu si waat loolu sax moo waral mu bokk ci Coupe d'Afrique bi. Algérie moom du équipe bu ñuy présenté ñëpp xam nañ ko ci seen groupe boobu am na ci joueur bu mag muy Ballon d'Or ci at yi ñu weesu di Riyad Mahrez nekkoon ci Leicester tey ci mu nekk ci Manchester City am na tamit yeneen joueurs yu ci mel ni Brahimi ay joueurs de classe mondiale daal am nañ ko ci seen groupe boobu loolu di firndeel ni rek ay jogante yu métti la ñu nar a am ci phase de poule yi waaye daal secret moom amu fi équipe yi xamante nañ ku nekk daal dina won li mu mën ngir mën a génn ci poule bi te ñuy yaakaar ni Sénégal daal dina bokk ci génn. Nous aussi on sait comment ils jouent donc ça sera un rapport de force et ce rapport de force là il faut que le Sénégal soit gagnant de ça. ngook jongante bu njëkk bu Sénégal ci Coupe d'Afrique des Nations boobu ñuy amal ci Égypte diggam ak Tanzanie lay doon Sadio Mané nag du mën a bokk ci jongante bu njëkk bi li ko waral bokk na rek ci carton jaune yi nga xamante ne nag da cee amoon yu bari ci qualification bi. ñu des ba tey ci wàllu football bi noonu nag wax ci Coupe du monde U20 ñu ko doon amal rek ca Pologne 2019 Ukraine nag moo jël raw gàddu gi Ukraine nag moo daal di dool ci final bi sud-coréen yi ñetti bal ci benn ñetteelu place bi nag Équateur moo ko jël gannaaw rek ba mu dóoree Italie mu nekkoon nag benn bal ci dara. ñu jeexalee ak basketball ci tënkit maître Babacar Ndiaye fi mu ne nii nag moo jiiteeti fédération sénégalaise bu basketball moom moomu nag gannaaw rek ñu tabaat ko amul sax kenn koo xamante ni mi ngi doon xëccoo ak moom ci place boobee comité directeur bi nag fanweer ak juróom-ñeent ci membre ñoo ko fas yéene sekk juróom-ñaar yi nag ministère bi ñu dénk wàllu tàggat yaram moo koy tànn. ma ngoog mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan daa ngeen ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw.